asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fii seetaanee xabaar li ci gën a fës nag bokk na ci intercoalition Yewwi Wallu ñoom ñi nga xam ne nag dañoo daal di bëgg proposer foole ci assemblée nationale benn loi boo xam ne dafay daal di supprimer au conseil des collectivités territoriales ndax proposition bi bu baax la ndax lu jekk la ki nga xam ne nag mooy analyste politique di Mamadou Sy Albert dina ci andi ay leeral ki nga xam ne nag mooy ministre bu économie plan coopération Amadou At ak ki nga xamante ni mu représente résident Banque africaine développement ci Sénégal ñoom ñi leen nag daal di nañ procédé maanaam amal accord de signature boo xam ne dina jëm ci programme développement alimentaire maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum dund loolee nag dana mën a dundal ay milliers ak milliers wu ñoo xam ne dañoo nekk fii ci réew mi dem bi ci benn jamono nag seetlu nañ ne yi nga xamante ni nag mooy centre régionaux yu formation santé yi dafa am ay tàggatémbe maanaam grève bi day gën di bari situation bu nu mel nag ki nga xam ne nag mooy Guy Marius Sagna daal dina ko dénoncé di gis ne nag moom bés yi nga xam ne moom lañ war a daal di dëtmal dana am ay manifestation xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpe bi la jotaay léegi-léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyu waat leen beneen yoon xabaar yi nag dañu koy doore ak koo xamante ni daal àndul ak xelam moom dañ ko daal di dóor ba mu daal di ñàkk ba kanam loole nag mi ngi amee ci centre guérison malades mentaux bi daal di nekkee foole ca technopole bi ki nga xamante ni nag moo def jëf du nu mel na moom daal di nañ ko jàpp ba daal di ko placé garde à vue conclusion médicale yi li mu daal di wane mooy ne kii daal dañ ko daal di buntu xatal maanaam dóor ba mu daal di ñàkk ba kanam gannaaw loolee dañuy wax ci ñaari xale yi nga xam ne ni ngi toll ci fukki at ñàkk seen bakkan gannaaw bu doon sëmb ca ndox ma mbir mu ne amal nag mi ngi daal di am ci booru 17h ci àllarba di ñu génn ci village bi nga xam ne mi ngi daal di situé foole Bignona di Koumbalon gendarmerie bi nag daal di na fa ubbi ab l'enquête ngir daal di xool ki nga xam ne daal moo ñàkk bakkanam ci yan anam la daal di faatoo. ñu wax ci languk politique yi muy intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu ñoom ñi nga xam ne nag danoo daal di janoo ak taskati xibaar yi ni ki démb ci ab conférence de presse ñoom nag li ñuy daal di ñaawlu mooy précipitation maanaam yàkkamti bi nga xam ne gars yi am nañ ko ngir daal di fësal li nga xam ne mooy résultat provisoire yu législative yu 31 juillet bi 2022 laatu ñuy daal di génne preuve yi nga xamante ni ñoom am nañ ko gis ne am na ci yenn gox yoo xamante nañ fa daal di voté dafa ànd ak irrégularité maanaam dëppoowul ak yoon intercoalition bi nag moom li mu daal di nam mooy déposer ab recours foole ci conseil constitutionnel ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy Déthié Fall. yàlla def na lépp lu ñuy def rek dañ koy documenté parce que nous continuerons à rester des scientifiques rigoureux moo tax lu ñuy def rek dañ koy documenté moo tax ma indaale lii nga xam ni ca bés ba avant proclamation résultat par la commission nationale de recensement des votes déposé nañ ko ci bureau bu assistant bu secrétaire général mooy irrégularité yi nga xam ni jotoon nañ ko gis ak lan ca namoon ba ñu defal ñu décharge boobu ngeen gis ni tontu nag du farax moo tax nag gannaaw kàddu yi di ci fàll yooyu ki nga xamante ni mooy président commission féminine bu COJECAR ñoom ci ab point de presse bu ñu doon amal ñoom tamit nee nañ lii nga xam ne ñoom ñu ngi koy daal di amal dafa nekk ay accusation mu jëm ci intercoalition Yewwi ak Wallu ñoom ñu daal di gis ne li ñuy def yëpp ay manipulation ngi daal di jeu de conscience su Sénégalais yi ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy Ndeye Yacine Sène. La coalition Yewwi Wallu man coalition boobu dama ko gëmuma ko parce que ñoom du ñu xalaatoon ne coalition war na am tout au début doo ñëwee di voté dañ teg feuille yi Wallu teg feuille yi Yewwi mais lan moo tere woon ñu boole Wallu Yewwi biñ demee nag ba jikko seen jikko seytaane yi ñëwati ñu soog a ñëw nag commencé di ruube di bëgg a yàq ne dañuy def coalition boo xam ne gëmuñ ko liy wane ne gëmuñ ko rek tey seen point de presse bi on a noté l'absence de Ousmane Sonko on a noté l'absence de Khalifa on a noté l'absence de Aïda Mbodj de Gakou et de Bat
coalition boo xam ne Barth du ñëwee jàkkaarloo ak Ablaye Wade mii nga xam ne terrible na ba ñëw Sénégal mais bu jàkkaarloo ak moom Barth dina rus ñaata yoon da ko fi wax musiba donc coalition bi dafa nekk coalition boo xam ne du dem. gannaaw loolu ñu daal di wax ci intercoalition wàllu yeewi ñoom ñi nga xam ne dañoo daal di décider ngir ne dañoo bëgg proposer fële ci assemblée nationale benn loi bu haut conseil des collectivités territoriales ngir di daal di ko supprimer décision bi wala proposition bi nga xam ne nag ñoom mën nañ ko def ndax lu baax la ndax lu gën la ñu daal di déglu tontu bi nga xamante ni Mamadou Sy Albert analyste politique defal na lu ko. L'intercoalition Yewwi et Wallu a décidé de ne pas participer aux élections des conseillers. C'est une décision. Bon, maintenant, c'est évident que le boycott n'est jamais une bonne recommandation pour un parti politique ou une coalition, parce que le boycott vous prive d'une compétition électorale. La compétition, elle est faite pour mesurer ton poids électoral, pour aussi accéder à des organes de la gouvernance, que ce soit le Haut Conseil, l'Assemblée, la présidence de la République. Les élections sont régulières et transparentes. Mamadou Sy Albert ngeen doon teewlu noone ministre économie plan coopération Amadou Hott ak ki nga xam ne moo représenté résident Banque africaine développement fii ci Sénégal ñoom nag dañoo dal di amal signature bu jëm ci accord programme développement alimentaire maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum dundu wala lu mel nag buñ ko daal di amalee ñu ci bari ay milliers doomu aadama danañ ci mën a daal di dundal seen foyer ñu daal di déglu récit bi ak Yvon Aka. Banque africaine de développement ki ko jiite di Mohamed Chérif ak ministre de la coopération et du plan di Amadou Hott signé nañu ab accord programme bi alimentaire bi nga xam ne si nu mu gën a gaawee lu toll ak 79 milliards dina sukkali dund mi ci Sénégal ki di ministre Amadou Hott dolli wax si naan programme bi dina gën a yombal dund mi ci wàllum alimentation ci dëkk bi waaye dina gën a tax ñu wàññi importation wu farine céréale bi ministre bi leeral na tamit ni programme bi dinañ ko taxawal ci ñett anam waaye dina gën a jàppale bile budget bu ñu sukkandikoo ci lu mu wax phase bi njëkk dina dem ci wàllu yombal jot semence mbay mi ak lu koy leeral bi ci topp dinañ ko tënk ci wàllum yombal jotum engrais wu mbay mi ak exploitation agricole ñetteel phase bi dina ëmb lépp luy jëm ci saytu bile programme ak taxawal politique du secteur agricole ki di Mohamed Chérif leeral na ni lu mat 850,000 njaboot ci Sénégal dinañu jëriñoo ci bile programme rawatina ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi ngir rek dooleel seeni mbay. jafe-jafe yu ñuy dund rawatina foole nag ci Ziguinchor ki nga xam ne nag mooy député bu yees bi di Guy Marius Sagna moom lu ñu mel lay daal di dénoncé mu gis ne loolu dëppawul ak yoon ndax jafe-jafe yi ni mu taree foo ko natt rek daal dina fa weesu moo tax mu gis ne ci bés yi di ñëw dana am ay manifestation ñu daal di teewlu Guy Marius Sagna. Le Sénégal est ce pays où chaque jour il y a 4 femmes qui meurent d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. Dans ce pays-là, renforcer la formation des étudiants des centres régionaux de formation en santé est une obligation, est un devoir. Et le système LMD permet de renforcer leur formation, permet d'ajouter de la qualité à la formation de ces infirmiers, sages-femmes, assistants infirmiers, etc. xabaar yi biti yu dañu koy daal di doore ak ONG Human Rights ñoom ñi nga xam ne nag dañuy daal di tuumaal ci alxames bi armée Cameroun dañoo amul benn meurtre loole nag ñu ko daal di duppee détention arbitraire mbir yoole nag mi ngi am ci benn région anglophone conflit bi nag bu ngi opposé daanaka lu ci tolloo ko juróomi at ay groupe armé séparatiste ak force de l'ordre yu réew ma soldat Cameroun
ni sax ñu ci ñàkk seen bakkan ni ngi daal di toll ci xayma fukki doomu aadama ñoom ni daal di gis ne mbir munu mel nag dafa daal di jur lu ci tollook ay abus yu bari loole nag mi ngi ñu ngi koy xayma ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril jàpp ci fukk ak ñaar ci weeru juin ci ay opération anti-injection et anti-insurrectionnelle yu ñu doon amal ci région nord-ouest bu Cameroun loole la ONG bi daal di noté ci rapport boo xamante ni moom daal dina ci dëggal ne membre yu force de l'ordre yi ñoom dañoo daal di détruire maanaam tas ak piller ñi nga xam ne mooy centre de santé yi nga xam ne ñoo nekk foole ñoom ñi ne nag ñu daal di gis ne mbir mu nu mel nag ñu daal di ko duppeelu dëppoowul ak yoon ñu daal di gis ne ñaar fukk ak juróom benn doomu aadama la ñu daal di njortu ne ñoom ñi le de dañoo daal di réer ba mër ak fukk ak juróom ñaar yoo xamante ni ñoom tamit jàpp nañ ne gisuñ leen ba tey ca fële ca Rwanda secrétaire d'État américain Anthony Blinken dafa daal di addu ci alxames ji am ay njàqare ci ak yelleefu doomu aadama fële ca Rwanda ñoom ñu daal di gis ne doole daal dafa daal di tàggatémbe moo tax daal mu amal ci ay waxtaan Kigali ak président Paul Kagame ci tournée bu ñu doon amal tournée africaine ñoom ñi sax daal di nañ aborder kaw Paul Rusesabagina moom mi nga xam ne nag dañ ko daal di tëj ci at bee ñu daal di génn peine boo xamante ni mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróomi ati kaso moom mi leen nag disposé na sax statut de résident permanent foole ca États-Unis fële na lee ci Cachemire benn pa attaque moo am ci camp bu armée indienne bi daal di fa amal saxlu ci tolloog juróomi doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan bokk na ci benn pa soldat laata ñu koy daal di abattre loolu la police bi daal di xamle loolu na mi ngi toll ci ñeenti fan laata juróom-ñaar fukkeelu ak juróom anniversaire bu indépendance bu Inde bu nu sukkandikoo ci AFP. Bari tàggare yu ñu koy doxee ak Patrice Motsepe moom mi nga xam ne nag lancé na officiellement Super League africaine ci àllarba ji Arusha foole ca Tanzanie compétition bi nag dana daal di tàmbali ci août 2023 wax daal di opposé daanaka lu ci tolloo ko ñaar fukk ak ñeenti meilleurs clubs du continent africain ñu daal di jàpp ne ci jamono ji tamit dana bokk ci fukk ak juróom benni réew yoo xamante ni danañ daal di représenter seen réew. ñu wax ci international sénégalais bi nga xamante ni mooy Bamba Dieng moom nag fan yëpp ñi ngi wax ak départ am foolet ca Olympique de Marseille moom nag ñu daal di gis ne dafa def point de chute ci première ligue moom nag donte ne bëgg na yeggale foolet ca Olympique de Marseille mu mel ni loole lu jafe la mu tombal teg jamono boo xam ni ki nga xam ne mooy idolam Alexis Sanchez egsi na foolet ca club bu Marseille. ñu wax ci Malang Sarr moom mi nga xam ne mi ngi daal di toll ci ñaar fukki at ak ñett moom nag dana daal di sol couleur Monaco ci saison bi loolee nag lañ daal di officialiser ci club boole ci réseau yi défenseur central bi nag nga xam ne moom dafay daal di footballé ci wàllu càmmooñ moom dala daal di ñëw Chelsea pour def prêt boo xam dana toll ci benn at option d'achat bi nag ñu ngi ko daal di fixé ci fukki millions ak ñaar d'euros toll tamit ci ñetti bonus. ca Helsinki nag ci àllarba ji nga xam ne ca ngoon Real de Madrid dafa daal di def comme da nga ko daan defee daal di remporter finale coupe d'Europe bi nga xam ne moo ko daal di opposé woon digganteem ak Eintracht Francfort moom mi nga xam ne nag moo nekk dernier vainqueur Ligue Europa ci super coupe d'Europe espagnol yi nag ñoom daal di offrir daal di amaat seen 5e titre ci compétition bi daal di imposer seen bopp ci ñaari bal ci dara ki ko dugal nag mooy David Alaba ak Karim Benzema. xabaar yi tàggat yaram yi sax moo yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.